mbokki internet Chrono-Actu dal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak njàng mekk njàngale mi ak jafe-jafe ci tab bi saafara amagu ci tey jile jàngalekat yi doon nañu daje ak gouvernement bi waaye nag mujj ñoo déggoo mu mel ni kon grève bi dafay wëyandi Abdoulaye Ndoye njiital CUSEMS di indi leeral ginnaaw ndaje bi doxoon ci seen diggante gouvernement bu Sénégal. gis nañu xeex bi tey tax na njàng mi dafa taxaw lu ko waral mooy ne nguur gi dafa signé ak ñun protocole d'accord ñu ne bataaxal mu jël ay engagement ne lii maa ko signé danaa ko def ndax mën naa ko waaye lu ñu gis mooy nguur gi amul benn volonté politique mooy maanaam mbir mi soxalu ko sawaru ci pour def ko te jàngalekat yi toog nañ fi ñaari at yoo xam ne kenn déggu leen grève wuñu mbas mi bi mu amee gis nañ ñu ci dugalee seen loxo lu ndaw lu ñu am dugal nañ ci seen xam-xam bokk nañ ci xeex bi boo gisee at boobu daaw ñu mën a def ay examen ci fin d'année ndax jàmbarte jàngalekat yi ñoo dugg ci classe yi dem ci école yi ci ndox mi ci inondation yi te ñu bëri loru nañ ci moo tax ñu naan ci tubaab jàngalekat yi ils ont payé un lourd tribut ñu amoon yaakaar ni nguur gi nag dana am une reconnaissance sociale et politique maanaam lu mu diggee jàngalekat yi dina ko def mais lu ñu gis defu ko ñaareel bi mooy mbirum dàmpaayu dëkkuwaay ñu tuddee ko système de rémunération des agents de l'État biñ ko waxee yàgg na 2007 ba tey ñu ngi koy posé nguur gi 2014 daf ñu ne may leen ma damay def jàngat pour xool mbir mi nu mu tëddee mu jël ay millions yu bëri xaalis bu bëri dugal ko ci jël cabinet MGP Afrique cabinet bi def jàngat cabinet bi bu mu defee jàngat nee na payooru Sénégal lëndëm moo ko wër maanaam leerul ñaareel bi nee na salaire yi nu mu utee dafa jéggi dayoo ñu ne ci tubaab écart salarial alarmant ñetteel bi ñee nañu également régime indemnitaire mooy ndàmpaay yi yamale amu ci te baaxul mooy iniquité et inéquitable léegi nag lu ci des mooy ñu saafara ko bi ñu président de la république dalale moom dafa ne dina def beneen jàngat boo xam ne inspection générale boo moo koy def mu yokk ko ci pour ñu corriger iniquité mais boobu ba tey gis nañu nguur gi deful dara loolu moo tax nag jàngalekat ne loolu mënut a continuer mais lu ci gën a doy waar jamono yu ñu ñi di xeex pour ñu respecter ay accord mooy lan parce que Olof Ndiaye dafa ne gor ca wax ja rawatina nga wax bind signé parce que gouvernement signature am la am signature bi nag daf ko war a respecter jamono yooyu ñu génnee ay bataaxal lu ñuy wax ay arrêté di yokkal ñii genn wàllu million di yokkal ñii ay 400 000 ay 300 000 te ñooñu ak jàngalekat yi ñoo yem hiérarchie ñu ne loolu mënut a la continuer jàngalekat yi nag ñee nañu ñàkk a yemale boobu injustice boobu ñoom duñ ko nangooti dinañu takku xeex pour que yamale am moo tax tey école bi dara doxu ci nga gis ni école bi taxaw na nit ñi jaaxle nañu élèves yi jaaxle nañu parents yi jaaxle nañu jàngalekat yi lu ñu bëgg mooy engagement yu ñu signé ñu respecté ko jamono yi ñu Sénégal di xaar mooy solution nag président moo ko mën a indi comme ministre yi wane nañu seen télé mënuñu too régler le président monter au créneau régler problème bi te wax naa ko ci njëlbeen Olof Ndiaye nee na gor ca wax ja bu ñu bëggee nag dal bu ñu bëggee jàmm bu ñu bëggee njàng mi dellu fu mu nekkoon nañu respecter accords yi jox jàngalekat yi seen ak revaloriser la fonction enseignante gis nañ tamit ay autorités académiques ay inspecteurs yoo xam ne ñu ngi def notamment à Matam di dagg salaire yi de manière sauvage nu ñu leen wax ñu def attention parce que nag nit ki il faut pas être plus royaliste que le roi parce que ñun loolu duñ ko nangu amuñu salaire yi moomuñu ko di dagg salaire mais loolu na leen wax ni tiitalu ñu jàngalekat yi yëngalu ñu jàngalekat yi loolu lu muy def mooy xamba daay bi rek parce que tey jii jàngalekat yi tooñuñu kenn defuñu dara toog nañ fi ñaari at grève wuñu bu ñu tollee nag ni grève parce que gouvernement bi moo waroon def lu muy def moo deful lu mu waroon def di wax ni nag jàngalekat yi taxaw nañu tem mobiliser dama ne xaaruñu dara ci ndaje boobu parce que nguur gi pareewul pour régler problème yi dégg nañ seen wax parce que bu ñu demee di wax ni ñoom poñ bi nekkul ci protocole d'accord bi mais loolu presque boo ko gisee saaga nañu jàngalekat yi yëpp saaga nañu seen responsable yëpp joxuñu ñu cër mais jàngalekat yi jox nañu seen bopp cër waaye nag kilifa day wax loo xam ne dafa dëppoo dëgg kilifa bëgg a neexal président wala neexal gouvernement warul tax ngay wax loo xam ne du dëgg dëppoowul ak dëgg ndax jamono yi metti na mais ku ne na nga am honnêteté am courage wax dëgg bi protocole baa ngi nii ku bëgg ñu jox la ko journaliste bu bëgg ñu jox la ko kilifa bu bëgg ñu jox la ko ñun am nañu sañ-sañ am nañu fit di wax loo xam ne signé wuñu ko xanaa ñun bi ñuy signé dañu takkoon suñuy bët ñu ngi gis ñu ngi xool rencontre bi xaaruñu ci dara buñ fa demee ay wax la ñuy def communication désinformation désintoxication ñun lépp xam nañ ko jàngalekat yi xam nañu lépp mais lu ñuy xaar mooy président Macky Sall mu régler problème bi loolu moo mën a jeexal grève. njiitu réew mi Macky Sall daal nay tukki génn réew mi niki tey jile kon fas yéene def lu toll ci benn ci ay semaine ci bitim réew dina jaar fale ci Accra ngir mën a fekkee ab ndaje jëmale ko ci sommet bu CEDEAO bu ci noppee nag ci la fas yéene utali
Addis Abeba ñu ko fay xaarandi ajjuma samedi ba ci dimanche ngir rek ñu mën koo samp mu fas yéene kon toogandi officiellement ci bopp Union africaine ci diggante 2022 ba 2023 la fas yéene doona wax li ñeel lu waa jëmale ko ci criminalisation mbirum boromi ñaari tuur yi ginnaaw bu président Macky Sall dalalee ay imam ak i ulema ci palais de la république jamono ji nag coolankee wëy Iran Ndaw moo ci addu yàq lu mel ni xeme yooyu lay imam mu jàpp ne kon mbirum xaalis moom la ñu jiital ñu daal di tegandi ci suuf wàllum diine gi ñu teewlu ko moom Iran Ndaw lu tax góor dem di seeti góor te bàyyi fi jigéen ñi Yàlla ko wax ci alquran crime xam nga crime mbooleem luy doon crime góor jigéen ak gën a doon crime yàlla moo ko wax de moo wëlbati suuf ci kaw waa Sodom yabal fa ay malaaka sóoratu Lóot saaru Lóot du turam mais dañ koo tuddee la ñuy jëfee ca nit ña moo tax ñu tuddee ko Lóot kuy sëyee góor ci gannaawam mooy Lóot seetal loolu yàlla yabal malaaka ñu wëlbati suuf seen kaw kooku du crime loolu du crime xanaa lii moo gën a garaaw crime yàlla tourné wax ne nag waaw yéen du ngeen dem ci jigéen ñi bàyyi góor ñi faale wu ñu yàlla ne ku ngeen ci jàpp ci bu wér na ngeen ko jamat ba mu dee ngeen sang ko woo Iran Ndaw mu jullee ko ndax moom amul daraja amul dara na ko jullee ñu yóbbu ko suuli ko ci armée li jullit yi fa lañ koy suul jullit bu mooy yàlla la jullit bu mooy yàlla la loolu ngay xam kenn du ko def yéeféer jullit bu mooy yàlla la moo tax dañ koy yóbbu ci armée ya suul ko fa buñ ko suulee nag am na malaaka yu leen di sulli yóbbu leen ci Sodom yàlla wax na la ko nee na la demal ci jigéen ñi bàyyi góor ñi wax nañ luy àtte bi mais àtte bi nañ ko respecté ku ko mën a def nañ la jàpp jamat la ba nga dee ñu sang la ñaanal la yóbbu la ci armée la buñ jël borom daraja nag nañ jël ko mel ni man kon bàyyi leen di wax ay imam fii ay ustaas fii ay borom xam-xam fii bàyyi leen loolu su dëgg ñëwee jël leen dëgg su nekkee ci dëgg dëggal leen ko su nekkul ci dëgg weddi leen ko mais loolu mooy dëgg weddi leen ko yàlla rek a fi ne kenn nekku fi du yaa ngi màgge bi jaaw weex furu lu la def loolu te dangaa ñuuloon war ngaa xam ne léegi nga dee ñu suuli la del wax lu leer li leer mooy góor jigéen nañ ko jàpp rey ko buñ ko reyee nañ ko sàng nañ woo ko jullee ko mel ni man ci ñàkk daraja suñ ko jullee suuli ko jeex na buñ ko yóbbu moo xam jullit bu mooy yàlla la dañ koy jullee jullit bu mooy yàlla la waaye li tax ma wàcc ak li tax ñu daanoo affaire góor jigéen bi ma wéyal ak looloo ko def mais ngeen ne ko waaw gannaaw yow xam nga ne góor jigéen baaxul xam nga ne yàlla tere na ko mais niñ ko arrêté ci réew mi moo tax moo gën président nga di ko wéel ñu xam ne ñi ay vrai élimaan lañ waaye naan ko woyi moom kay fa ngay gisee moom kay nangam moom kay luy loolu lax lii xaalis bi tax lii de seet ko lii de lañ leen dóor ñu bëgg a ànd ci li dagan bëgg a bàyyi li xaraam du dem ñoom ñëpp a yem diine jii ku ci dugal sa loxo danaa ko ne président sama yoon ñekku ci tarix lii yeewi Sénégal am mosuñoo xalaat ne danañ ko am waxuma dara waaye Casamance ak Sénégal lay wax di ak Casamance wala boog ma ne Sénégal rek Casamance Sonko fa ne Dakar bi ku fi ne Barthélemy fi ne ak Khalifa ti mënul fexe ba jël Dakar loolu bindu yàlla la daf lay jox lii xañ la lii nga sante ko lim la jox. ci wàllum tàggat yaram ginnaaw bu Sénégal qualifié ci finalu Coupe d'Afrique des Nations El Hadj Ousseynou Diouf ancien international daal na yëkkati kaddu di kañ kii di Aliou Cissé mu jàpp ne ab entraîneur bu mag la rax si dolli itam daal na amee loolu yaakaar ngir coupe bi mën a ñëwaat fii ci Sénégal ñu teewlu ko moom El Hadj Ousseynou Diouf. Aujourd'hui, ce qu'il a montré, il a montré que c'est un très grand coach parce que aller en finale et repartir en finale de l'année d'après, c'est impossible. Il l'a fait. Aliou est rentré dans la cour des grands. du ma yëg lu dul contenté ndax mën naa wax ni lii ñëpp doon xaar ak li ñëpp doon xalaat tey jii am na ñoo fi mën ñëpp xam nañ ko mais nit ki boo ko mënee da nga koy wan xoolal Sénégal ni ñu commencé tournoi bi gars yi di wax du woon sax critique c'est normal Sénégalais daf bëgg jeu bu rafet bi gars yi di wax au début yéen ñii gis naa leen man leen ñun dañuy monter en puissance li ma wax xale yi moom leen tournoi boo koy joué du rek da ngay ñëw ni lii da ngay ñëw def nank-nank comme ay escalier yooyu yéeg plus que ngay yéeg plus que ngay yéeg ak doole plus que ngay gën a àgg li may wax sénégalais rek mooy di leen jërëjëf di leen wax jaaraama di leen wax jàpp leen seen équipe et incha allah bu xool yi nekkee benn incha allah ren. mbokki internet Chrono Actu lii lañ ci xibaar ni ki tey jile dig daje ëllëg lay doon incha allah si gën a jotaay xibaar jàmm ak jàmm.